mbokk ku góor ki yow la ñuy commencé tey tës bi parce que couple Njaay bi yéen seen kër lañ dëkkoon. maanaam fa la lakk nga xewee. ah kon de lim ci mën a wax kenn mënu ko cee wax maa fekke. kay waay lakk ga bi mu amee sa kër papa la. yow yaa ngi dëkk ci wet gi. même pas doo daw 5 minutes sax yegsi. balaa ñëw na ci ay affaire ñoom li ñu jotee dugg na fi génn fii ni ñu dooree d'abord yéen ana ci ban instant daal lañ jékki-jékki rek yéen woo leen yéen ñi moom kër gi. aywa alors Ahmed balaa dara nga baal ma rek ma quand même jaale mbokk ñi nga xam ne ñooy Xaadim Njaay di leen massawu parce que metti na trop. loolu démb ku ñëw ci enterrement bi ñëw ci kër ga xam ni vraiment metti na trop donc ñu ngi leen koy jaale di leen massaw di ñaan yàlla xare ko aljana. voilà bon affaire bi nag bi muy am man fekk na ma sama kër ba ma jàppanteeg ay nelaw ay environ ay 1h du matin. ci la ma 1h du matin voilà ay affaire bi guddi la. si guddi la. donc ci lañ ma woo sama benn locataire moom woo ki dëkk au premier. ni ma yow foo nekk sa kër gi mi ngi lakk ma ne ko lan mu ni ma sa kër gi mi ngi tàkk. ci noonu laa jóg soluwuma sax sama téléphone laa jël rek taal sama oto daw jubali kër gi parce que man fii kër gi fi nekk ak fi ma dëkk soreewul kër gi mi ngi wetu école japonaise maa ngi dëkk côté Brioche Dorée bi. alors bi ma egsee fekk naa juste ñu dugal Xaadim Njaay mi nga xam ni moo kii ci affaire bi ñu dugal ko ci taxi di ko yóbbu hôpital. donc ci laa ñëw constaté gis affaire yi di lakk voisins yi génn ma ni laajte ana sapeur ñu ne ma sapeur sànq ba léegi ñu ngi leen woo ñëwul ma jël sama téléphone woote. jotuma leen ma insister jotuma leen. ci laa taal sama oto nag jubali caserne ba parce que mënu ma woon xaar feu bi mi ngi doon jël ampleur. dafa continuer. dafa continuer Xaadim lakk bi dafa continuer. oui dafa continuer di lakk. donc ci laa dem caserne ba bi ma ñëwee alerter leen ma leen mais yéen ñi ngi leen di woo rek jotuñu leen Maris dafa am kër gu fay lakk fan ngeen nekk donc ci lañ ni ma bon ñun dañu am problème réseau. te du ci ñun ci waa Sonatel la man leen mais attends dans quel pays on est. après ci noonu ci la waa ji jël téléphone am woote ci ñi nekk jëppal waa sapeur bi nekk jëppal ci lañ soog a déplacé wu bi ñuy ñëw sax pratiquement fekk nañ ñu fay lakk gi yëpp. donc ma ciy profité di remercier voisins yi ñi nga xam ne ñoo dëkk foofu ci koñ bi parce que vraiment bu dul woon ñoom affaire bi mën na gën a garaaw ñoom ñoo ñëw taxaw mag ndaw xam nga maire ñëpp ñëw utiliser seen doole ba monopoliser feu bi sapeur di egsi daanaka fekk nañ lépp fay donc noonu la affaire bi demee Ahmed. léegi nag maa ngi dégg ci presse beeg ci réseaux sociaux yeeg nit ñi di wax rek ku nekk version bu ne ñu ngi koy indi man nag li ma fekkee ak li ma gis laay wax ñu ngi naan ay da koo takkal ñaareel ak takkalu ko ñaareel ak da koo jëndal oto di ko defal surprise ak yooyu yëpp amu ci. dagul jabar. yooyu yëpp man de yëguma ko te xam naa ak famem tamit yëguñu loolu. lu am li am loolu ñuy wax noonu. famem yëguñu ko. parce que ay oto la ko jëndal. non yooyu amul. kon lan moo am. yooyu amul. xuloo parce que man bi fee bi amee noonu vers 1h du matin. après bi ñu fayee lakk gi ba pare. 2h du matin ba 5h du matin maag frère am ñoo nekk hôpital. frère Xaadim. mooy hôpital bi ñu koy yóbbu. hôpital kii bi nu mu tuddati Grand Yoff bi. CTO. ñoo fa nekk ba 5h du matin. man fa laa ko bàyyi parce que moment boobu mënuñu ko woon gis. ci la ñu médecin yi xamal carrément ni mënu leen ko gis. man fi laa ko bàyyi foofu ni ko léegi man maa ngi dem sama kër tëddi. mais incha allah su ma xëyee dinaa ñëwaat. alors le lendemain demaat naa mais mënuma ko gis. ci laa woo frère am bi mu ni ma man maa ngi nii sax sànq laa fa jógee ñëwoon. mais yow lan nga am comme information ci nii moo sabab lakk googu wala xeexoo wala dañoo xuloo qu'est-ce qui se passe. waaw loolu laa lay expliquer. information moom. buy waral ni lii exactement moom moo tax soxna si taal jëkkër ji loolu kenn xamu ko bu dee dëgg rek a tax daan nañ jàppante nag. ci biir kër gi. waaw daan nañ xuloo. boo laajee voisins yi nee nañ daan nañ tëdd ba ay 3h du matin ñuy xuloo xam nga à chaque fois daan nañ jàppante ñoom ñaar. mais cause exacte bi li tax. jour boobu noonu. ndaw si doon ko mën a wax taal ko loolu xëy na ndaw si ak waa ji rek a ko mën a expliquer. te bu ma sukkandikoo ci voisin bi nga xamante ni si bi Xaadim di ñëw di gaare oto bi mooy ki ma taxalool kër noonu. waaw moom gis na Xaadim gaare oto bi. nee na bi Xaadim gaare oto bi dugg ci kër gi 5 minutes après la dégg ay coow
moom boo duggee appartement moom moo tiim Xaadim. waaw mu dégg ay coow mu sëpp ci balcon am ni lan la lu xew mbaa jàmm la. ñu ni tekk noppi. nee na même pas 30 secondes. mu jékki-jékki rek dégg wuyaa yooyu sama jabar taal na ma mu sëpp rek gis waa ji di lakk ci la daw ñetti escalier yi wàcc. alors sama locataire bi nekk ci rez-de-chaussée bi moom génn rek yam ci Xaadim muy tàkk. ci la jël si woon ndox bi nekkoon foofu rek xëpp ko. parce que moment boobu il était paniqué. xam nga ku lakk sax duñ ko xëpp ndox mais Xaadim fi mu jaaree parce que kër gi ñaari porte la. da ngay dugg ci biir am na beneen porte bu ubbeekoo ci biir nga xam ni moo am accès ci fi lii ñi nekk ak yooyu. foofu la Xaadim doon fóotee ak ween ak yooyu. Xaadim nag ci porte boobu la jaare xëy na bu jaare woon ci beneen porte bi nekk ci mbedd bi foofu dinañ am possibilité am xëpp pour mën ko xëpp. mais porte bi mu jaare nag bi mu fëlee mi ngi tàmbeeg juste ki dëkk ci suuf ci rez-de-chaussée bi alors kookoo ko xëpp ndox beneen femme bi dëkk à côté aussi génn xëpp ko ndox après finalement affaire bi fay. femme boobu jëkkëram moom moo jël Xaadim arrêté taxi bi njëkk arrêté sax dafa bañ sa dañu kii mënuma koo yóbbu ñu arrêté beneen taxi kooku moo ko nangoo jël yóbbu ko hôpital. mais boo bëggee dégg rek Ahmed nit ñiy wax dañuy wax rek te yaakaar naa histoire bii question yi bari na trop. mais ndaw si dafa taalaale boppam wala tàkkul moom. non ndaw si blessé na parce que bi affaire bi amee ndaw si blessé na parce que bi mu génnee appartement bi ñëw ci beneen dafa daw génn ñëw ci beneen appartement bi nekk femme bi dëkk à côté. ñu koy woowee Rose ci la ni ko Xaadim mi ngi may dóor affaire yooyu. ci la ko Rose xool ni ko yow sa fii yëpp mi ngi lakk affaire yooyu. moom tamit bon mais moom côté bi loxo droite bi nii côté bi nii. ak ginnaaw bi voilà mbagg bi yooyu moo jot a lakk. donc moom tamit ci lañ ko yóbbu. mais yéen ñi doon yóbbu Xaadim bon yu fekk ngeen yóbbu ko mais ñi ko doon yóbbu la ñu remarqué da koo xëpp essence wala. parce que mënut a gaawee noonu ba Xaadim am faiblesse boobu. non essence la est-ce que essence la parce que boo duggee sax ci appartement bi après da ngay gis. essence dong mën a gaawee noonu. waaw mais xanaa kon loolu kon lu ñu préparé la essence lan lay def ci biir kër. loolu tamit Ahmed. man daal en tout cas bu doon ay pétrole ak yooyu dinañ ne. xëj na ndaw si lii la daan booyalee time yi passé wala am na lampe pétrole ci kër mais essence. mën na nekk essence wala mën na nekk pétrole aussi parce que pétrole itam bu laalee tissu buy takk day. non kii nee na boo duggee li ni muy xeeñ dafay xeeñ ngetu essence. mais moo tax ma ne xanaa loolu kon lu ñu pré parce que ngetu essence moom benn la moom. moom niroowul sax ak li gasoil di xeeñ. effectivement moom daal li ci mënti xew daal. Ahmed jiyee am na. waaw taal moom bu amee famille bi lu ñu préparé mu ngi ci taal moom bu xasee am ci couple rek. lu ñu préparé mu ngi ci. waaw loolu mën naa ne mais man mënu ma ko affirmer parce que fekkewu ma damay wax rek li ma xam. te yàlla rek tax léegi alaaj su dee tamit lu ñu préparé la. bu dee Xaadim bi mu yéegee. ci kaw 5 minutes après. waaw histoire bi mën na commencé kon ca démb ja. la veille waaw. déggoo fi may waxee. ok maanaam bu dee lu ñu préparé xam nga su doon ñoom dañoo ñëw rek xuloo. histoire comme couple rek ñëpp nañ koy defee nii rek jotee rek ak madame. lu tax añ bi naajee léegi lii bu dee ca saasa la. kon xam nga kon loolu duñ mën a préparé bay wuti ay essence ak nangam sax. mais bu dee histoire boo xam ne am na 4 heures de temps 24 heures ci ginnaaw. xam nga li ma la. kon loolu mën nañ ko préparé. wala. waaw moom kay moom xeex moom. bu ci xëpp essence wala pétrole taal amee rek. lu ñu préparé la. ba préparé ba amee nag xëy na jàppante amoon na la veille. waaw wala nekkin bi métti wala. léegi kii Amar. wax nañu aussi ne moom Xaadim. gorom. mooy wasila mooy sëriñam. loolu est-ce que lu am la. waaw loolu lu am la parce que yàlla dafa dogal mook sama benn cousin bu ñuy woowee Sidi Jaxumpa. ñoo bokk benn sëriñ. muy sëñ Babacar Mbacke mu Kabaro. d'ailleurs démb ci enterrement bi sax moom moo ko taxaw moo ko ñaanal. moo julee. moo taxaw moom moo ko taxaw wax dëgg yàlla moo tax man la mbir mi ku ciy wax na xam ne. parce que ñaari famille danoo jege. ñaari famille danoo jege. parce que moo ko taxawu bi ñu demee ci armée moo ko ñaanal bi ñu dellusee ci kër gi moom moo jël kàddu wax dëgg yàlla moo taxaw moo wax ju rafet. dëgg yàlla wax ju rafet la wax famille bi aussi jox ko cër jox ko gëdd. moom mi nga xam ne moom mooy waajuru xale bu jigéen ki waaw donc famille bi jege na tellement que nit ku ciy wax ku ne na xam li mu ciy wax. te famille bu jullite lañ wax dëgg yàlla li ma gis ñoom famille Xaadim Njaay famille bu jullite lañ. bu am sutura gëm yàlla surtout yaayam. parce que yaayam malgré lépp bi ñuy jullee sax pour te dire Ahmed yaay ji dafa ñëwoon fi ñuy jullee. yàlla mi ma tiim xam na ko ànd ak sang-froid gisuma ko benn yoon mu tuur langoñ. bi ñu suulee ba ñëwit moo doon defal sax nit ñi faf
donc mu mel ni seytaane ñëw rek ak ndogalam ak dundu gu jeex ak ndogalam ak dundu gu jeex te it famille bi jabar ji manit ni ma ko xamee woon wax dëgg yàlla ku baax la parce que damay seede te yàlla rek tax li ma xam ci moom parce que yàlla dogal na bi ma leen léegi xaw naa yàgg tuuti musuñu maa wan muy jëkkër ji di jabar ji musuñu maa wan jikko joo xam ni man dama naan ñii ñu bon lañ wala ñii ñu xamadi lañ ñu am yar lañ yar rek lañ la woon am yar lañ problème nag dina am ci diggante jëkkër ak jabar yoo xam ne ci la dëkk yow doo sax xam te ci la dëkk voilà c'est fréquent donc loolu daal maa ngi ñaan askan wi ñu ku ciy wax te xamoo nga wax ci loo xam rek boo xamul nga noppi alaaji xam nga mbir mi c'est important xam nga mbir mi nee nañu kenn bi la xew lundi mardi mercredi ba tey la jeudi waaw boobu ba léegi ba tey la ma kenn mujjee woo avant tës bee commencé dama yéen li xew Maris xanaa yéen loolu leen ci wax loolu koy weesu na tës waaye ñin danoo bëggoon parce que man dama ne tant que man awma kenn koo xam ne dafa dëkk ak ñoom alaaj xam yëf yi wala mbokk xaadim wala mbokk ndaw si wala ku dëkk ak ñoom wala ku leen jox kër gañ dëkk wala seen sëriñ wala seen papa wala seen yaay alaaj nañ ci màndoo ndax ñun tam dañuy denc soxna nag alaaji nag te dañuy rafetalit nag léeg-léeg nga gis ku fi génn di xiin fi fekk démb alaaji la mu fanaanoo bu la ko nitili woon dañuy rafetalit nag ñun suñu option amax fii mooy toujours solution 90%. effectivement waaw bu ñu mënee am 90% solution et non doole problème dëgg la moo tax man depuis lors ay journalistes yu bëri ñi ngi ñëw foofu di bëgg a wax mais ku ci ñëw dama naan la waxuma waaw du ma wax parce que aussi ñoom li ñuy bëgg rek mooy wax loola li leen neex voilà li leen neex donc te yaakaar naa booy wax it da ngay wax loo xamante ni si leer na la parce que nit kuy wax ku ne da ngay xool ak sa tëraayal bàmmeel te ba fi may wax ak yow nii démb rek maag frère am bi ñi ngi wax mais ñoom sax boo leen laajee sax nii duñ la wax sax cause bi xamuñu ko te yaakaar naa ñoo gën a jege mbir mi xam nga ñaar yi dafa am sëriñ bi nga xam ne mooy sa wasila bu wóoloo sa jikko ba jël doomam dénk la ko waaw parce que séentu na ci yow lawtan du rafet waaw ju baax am na loo ko wan waaw am na loo ko wan waaye boo ko wanee naka su dul noonu du jël doomam mu dénk di la ko dénk sëriñ jël doomam may la ko voilà ji fonk naa ki jël ay doomi jàmbur itam am ci ñoom ay junni dem di leen yar ci l'islam di leen tàggat ci l'islam xam nga ni kon kooku yar benn doomam tawu ko kon nga xam ni ñaar ñi seq yëf yi dañu leen a yar effectivement waaye dogal bii jiit na seen juddu ñoom mais li bees ci mbir mi alaaji te bi mu jibee ñu bëree bëri loxo dar gémmeñ mooy papaay xale bu jigéen bi ne ñaanal ak waajal xaadim waaw loolu info de taille la parce que ko xamul di nga ne mbokk ko jigéen ki dégg xam naa fu ñu romb mbokk ñoom xaadim Njaay àdduna tukki par waxuma la mbokk mais bàyyam ci boppam moo ko taxaw jullee ko suul ko waaye moo tax alaaj tey taamu nañ ko ci ndox waaye ci nit la gën de waaw ci nit la gën léegi nag lay xew après loolu affaire loi la lay xew ëllëg it affaire yàlla la waaye nit ku ci nekk daal xam naa ne fa nga war a yem moom na nga fa yem rek information bi ma am par rapport ak famille bi mooy amul plainte pour wax ni la rek ni ñaari famille dañu jege famille bi deful plainte ci li ma am man te loolu frère am moo ma ko wax nee na mu famille bi xalaatul sax yooyu non loolu nag laa la wax moo dama ne la loi même bu plainte amul alaaji la loi moom c'est la loi loi moom ñoom dañuy def yi ñoom seen i liggéey ëllëg def ay enquête def lii xam lan moo waral soo xili ak lii fa muy mujjee nag ñoom moom loolu moom ñoom ñoo ko xam en tout cas doy na waar kenn mënu laa wax kon léegi fi mu nekk nii alaaji ne fiiraange moo leen boole parce que adduna bi yëpp doomu Sénégal yi nekk ci biir réew mi ak bitim réew yëpp gars yi alaaji jalousie lañ wax tey boo xoolee yenn journaux yi sax yenn njànget reportage sax ñu ngi koy defee ci wàllum polygamie ak jalousie nanga sax du ko def kenn ñëpp fiiraange lañu wax ne fiiraange moo waral xale bu jigéen bi waaw xam nga mën na nekk sax firange mën na nekk firange mais maanaam firange ci ban côté ci ban côté parce que bu ñu nee dafa takk voilà bu nee dafa takk wuju nee nañ takk gi amul xamoo ndax ñoom ñaar xaadim xëj na dafa guddee wala heure bi mu doon ñëw xamoo ndax mbirum portable yi rek encore kii woo la fii kan la kii mais ba léegi nii yow mënul ku góor ki parce que histoire bi mu amee xaadim tuut la ci teg nekk dans le coma kon kooku moom waxatu kooku dootul nettali kay waay léegi kon ndaw si moom moo war a ñëw wax journaliste yi ne leen lii ak lii ak lii lañ jot leneen du nettali waaw nee nañ dafa fekkoon sax mu war na lor mi ngi woon à terme déjà ci lendemain gi la am doom
ak kooku. ok jigéen ju toll ci matu. waaw. ni muy néewe kantan ni muy diise ak ni muy sonne xam nga ni ci pexeem bu yeggee ci taal góor mu tàkk surtout sa jëkkër xam nga ni dund ko góor ka moo jeexoon ndax ari jàll xawaa mun naa la ne góor mu ëpp doole jigéen dëgg la fu mu fi ndolle nga boole ci ne nekk ci wu mat ak ni mat mettee mais alaaji jigéen bu meree. alaaji jigéen ju mer. mais na ngay tal mais kii ak ci wu mat la ne alaaji déggoo ma de dama ne jigéen ju mer. wala jigéen ju yàlla nattu fiiraange roofu la. booy matu sax booy matu alaaji mën ngaa attaqué sa jëkkër waxuma la ñu naan la yaa ngi ci juróom-ñeenteelu weer de. bu yàlla dogalee ngay matu ci kaw taabal yi. ñu ne la yow yëngu ni sa alaaji bi léegi lii. alaaji diggante boobu mën nga faa jóg def fa giraawaali sotti diwlin bu tàng wala taal wala jam ñëw te daal di yeggali. yàlla ñu yàlla musal ci jigéen bu fiir alaaji jigéen la yàlla moo laa lañ pexe. yow kay jàng nga xam nga loolu ñoom seen weenu pexe alaaji. attention de non néggal kii di laajte ndax tudd nañ doom ji barki démb la am doom dafa amagum semaine talaata ne nañ la am doom ah baax na mais xam nañ man Babacar dama xam ñaari mu kabaroo Babacar Mbacke mu kabaroo mii ak Babacar Mbacke mu Kaolack am na benn sëriñ Babacar Mbacke mu kabaroo muy politique te Moustapha Diop seeti woon ko ak Babacar Mbacke mu kabaroo men waaw bii sama xarit bii def affaire jàng yeeg yooyu bii mooy bu Daaru Salaam ah kooku mooy sama xarit bi waaw mooy bu Daaru Salaam ñoom waa Daaru Salaam lañu ko Babacar Mbacke mu kabaroo mu Daaru Salaam la yaay la mais Adama kooku sama xarit la sama sëriñ la maa koy defar publicité mi est-ce que ak bu ne Allahu akbar am kay Allahu akbar ndeysaan lu ma neex yàlla dégg nga xool kii yónnee na ma message nee na ma ndeysaan Ahmed mu kabaroo sa xarit la daf laa fonk xam naa ni ñu ngi lay déglu wallaay ndeysaan màggalam gi muy def ñetti at yëpp alaaji man maa ko defaral voix bi publicité ay waay jële moom la kay moo da gis nga mbirum yàlla di mais kon Adama kon ñu ngi lay gërëm di la sant lii de yaakaar naa ne alaaji wax day gënu koo leer waxoo fi luñ lay meree luñ lay xeebe alhamdulilah rabbil alamin te gindi nga nit ñi mais alaaj man amul lu ma gisul man amul lu ma gisul Facebook bi xibaar man xaw ma yenn saa yi gars yi dañuy inventé yenn saa yi xibaar noonu rek alaaji rek bind Facebook rek yenn suuf noo yàkkamti tamit reprendre la bilaay te duñu dem topp source bi ba jéem a xam vraiment ce qu'il en est mais dañuy wax wutal naa la rek wutal naa la wujj indil naa la ko sax d'ailleurs mi ngi ci suuf ndaw se ne bërëb jug jël essence daal di ko koy taal xanaa kon essence bi alaaj dafa nekkoon ci biir kër gi ñoom xanaa dañuy denc essence ci biir kër voilà dëgg yàlla super gars yi dañ ñëw wala teylu daal baax na ci teylu daal baax na ci mais Adama kon merci beaucoup Adama ñu ngi lay sant Ahmed merci vraiment maa ngi leen di remercier yéen tamit di kontaan ci invitation bi merci beaucoup donc di ñaanal rek comme ni ma commencé Khadim Ndiaye bu yàlla xare ko àggale puis famem yàlla may leen xolu muñ amiin yaa rabbal donc di santaat waa Maris gox bi ma dëkk ci taxaw bi ñu taxaw vraiment amuñu seen fay parce que mooy comme li ma wax rek bu dul woon ñoom tey jéey ji mën naa gën a metti donc maa ngi sant waa Maris yëpp di leen remercier merci beaucoup merci Adama ok waaw